asalaamaaleykum juróomi waxtu moo jot ci suñuy studio jot ci bànkaasu rajo Sud FM ne ci biir diwaan yi jotit ci assemblée nationale ne fii ci place Soweto ci Ndakaaru bisimila leen ci xibaar yi. Session plénière yi jeex tey jii ci samedi gi ci assemblée nationale muy jotaay bi nga xam ne ci la député yi di natal institution yeeg ministère yi nga xam ne daal ci la ñu nar a liggéeyee di koppar bi nga xam ne moom lañ leen di jagleel tey jii nag la jeex ak ni ñuy votel ministère bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu finance ak budget dinañ ci dellu si biir xibaar dellu si it ci kàddu yi nga xam ne moom la premier vice président bu assemblée nationale di Abdou Mbow yëkkati foofu la ni mu doon tëj boobu la session budgétaire di fàttali naal mbas mi ñëw na wàll si foofu la ci assemblée nationale ba yóbbu kii di ndem si yàlla Marie-Louise Diouf taxit ba ñenn ci député yi nekk ci jamono ji ci l'hôpital ñu leen di faj li leen fa yóbbu nag di mbas mi nga xam ne mi ngi wéy di law ci suñu réew téeméeri doomi aadama ak ñeent yu yees ñoo ko yore kenn ñu bëri sax gaañu ci muy ñeenti bakken daal la yóbbu démb ci ajjuma ji loolu lépp nag taxul ca Matam bi nga xam ne daal mbas ma law na fa bu baax a baax terew daal askan wi fi mu toll ni daal jëfewuñu ndigal jëm ci waa kër docteur ak docteur yi nga xam ne moom la ñuy yëkkati saa su ne loolu yëpp nag dinañ ci toftal yeneen i xibaar rawati nag suñu ganub xibaar tey jile mooy doon kii di Libaas Ba nekk ki jiite comité bi nga xam ne mooy yëngu wàllu coppite jaww ji li ko waral nag mooy ndaje bi am solo bi nga xam ne mooy am tey jile ci diggante mbootaayu xeet yi ak waa Grande-Bretagne te Sénégal it desu si gannaaw dinañ ci toftal wàllu wax sa xalaat ci 88 628 98 98 tey la samedi tënkuñu leen ci ab thème wante daal na kàddu yi rafet Aline Badara Socé la ñu ciy àndal moo ne ci xarala yi. Habsa Elimane Wane. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru tàkkusaan si rajo Sud FM ni ma leen ko doon waxee ca bopp ba tey ji la député yi nekkee ci assemblée nationale doon jeexal li ñu duppee marathon budgétaire maanaam bépp ministre daal di jëw di ñëw taxaw seen kanam ñëw daal layool bu baax a baax ngir xool ban koppar la ñu lay nattal ci atum 2021 ñu door ko nag si def na daal fanweeri fan ak juróom-ñeent mu jeex tey jilee ci gaawu gi di samedi ñu jeexale ko projet de budget bi nga xam ne mooy jëm ci ministère des budgets finance ak budget ñoom nag daal jox nañ leen luy tolloog ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci wàllu milliards yu toftalu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar di autorisation d'engagement am nañ it lépp lu jëm ci wàllu crédit de paiement yooyu les programmes nag nga xam ne moo tax ñu nattal ministère finance ak budget bokk na ci programme bi jëm ci wàllu pilotage coordination ak gestion administrative ak it lépp lu jëm ci wàllu koppar bi nga xam ne mooy bawoo ci douane ak nit ñuy def ba aar suñu koom bokk na ci programme yi nga xam ne it nattal lañ ko ministère des finances et du budget lépp lu jëm ci wàllu l'impôt yi ak daal li ni xeetoo ni ñu jeexalee loolu nag ki nga xam ne si yeneen jamono yi sax ki nga xam ne mooy président assemblée nationale di Moustapha Niasse moo bëri woon tëj mbir mi waaye tey ji nag daal bu ñu sukkandikoo ci service communication ba assemblée nationale kii di premier vice président ba di Abdou Mbow moo daal tëj mbir yi daal doore kook dellu si bu baax a baax ci mbas mi nga xam ne daal moo ñëw law foofu la ci assemblée nationale fekk ñuy waaj a jeexal li nga xam ne mooy marathon budgétaire bi tax sax ba kii di Marie-Louise Diouf ñàkk ca bakkanam Abdou Mbow yemu ca di vice président bu assemblée nationale ci kanamu naataango mi nag mi ngi xamle am na yeneen député yoo xam ne ci jamono ji daal ña nga ca l'hôpital tëdd dellu si na bu baax a baax ay seede yu am solo jëmale ko ci ndem si yàlla si moo tax it daal mi ngi it ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci l'hôpital ci jamono ji daal ñu jóge fa ba wér dellu si seeni njaboot mi ngi it wax ne directeur général bu budget de Moustapha Ba fi mu toll nii it ma nga l'hôpital di ñaan daal mu dellu si ci njabootam moo tax it nee na ci fanweeri fan ak juróom-ñeent diirub loolu le ñoom def nañ daal seen liggéey ba jot ci déglu wala boog nattal koppar luy tolloog fanweer ak ñetti ministère
ak juróom-ñetti institutions yi nekk ci réew mi bu ñu sukkandikoo ba tey ci communiqué bi bawoo ci service communication ba Assemblée nationale Abdou Mbow ni muy tëj session budgétaire ba daal rafetlu na bu baax liggéeyu ñi nga xam ne ñoo fa teewoon def seen liggéey na mu waree looloo doon daal discours ci tënk bi nga xam ne moom la Abdou Mbow yëkkati foofu la tey ji ci Assemblée nationale ginnaaw gi ñu doon tëj li nga xam ne mooy session budgétaire wax na ko moom Abdou Mbow li nga xam ne mooy mbas mi law na foofu la ci Assemblée nationale ba faat fa benn bakkan di bakkanu Marie-Louise Diouf loolu yóbbee ñu sax ñu wax ci wàllu mbas mi nga xam ne daal wàññeekuwul dara ci jamono ji dafa sax yokku ndax téeméeri doomi aadama ak ñeent yu yees ñoo ko amee ñeenti doomi aadama ñàkk seen bakkan démb ci ajjuma ji bu ñu sukkandikoo ci ki ñu dénk wàllu prévention di docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ci junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett test yi ñu def téeméer ak ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak ñaar cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci juróom benn fukk ak ñaar ñi nga xam ni ay cas communautaire lañu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee juróomi cas moo am Matam ñeent Dakar Plateau HLM 4 Mariste ak Touba ñett ci Mamel Saint-Louis ak Rufisque ñaar ci Almadies Daara Fatick Liberté 6 Mbao Sicap Mbao benn Cité Mixa Derklé Fass Guédiawaye Kër Massar Grand Yoff Grand Dakar Liberté 1 Liberté 2 Mbour Mermoz Ñaari Tali Ngor Ouest Foire Ouakam Ourossogui Point E Sacré-Cœur 3 ak Sébikotane ñeent fukk ak ñeent ci malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fukk ak ñetti malade ñoo nekk réanimation ñeent malade ñàkk nañu seen bakkan bu su démb ajjuma fukki fan ak benn ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-benn fukk ak benn ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-benn ak juróom fukk ak juróom-ñeent wér nañ si ñett téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan mu des juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett si lalu hôpital yi la ci loxo docteur yi. ki doon àddu ñuy teewlu mooy docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ñu dénk ko lépp lu jëm ci wàllu prévention si ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram mu doon dellu si tolluwaaye mbas mi tey jii ci gaawu gi ñu des ak mbas mi law bu baax a baax rawatina fële ca région bu Matam ndax ci benn ay bés rek daal luy tolloog fanweeri doomi aadama ñoo ko fa amee tax askan wi jaaxle lool wante donte nag jaaxle nañu daal taxul ñu jëfee ndigal jëmale ci dégtalu waa kër docteur yi. Abdourahmane Diène. ndax diwaanu Matam dafa di bërëb bi nga xam ne fa la jàngoro ji di coronavirus dem farankulaay laaj boobu moom la askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeew fii ci diwaan bi daal di samp gannaaw bi nga xam ne ci lu jege semaine lu tollook ñaar fukki nit ak juróom-ñett jot nañu ci jàngoro jile lépp mu ngi tàmbalee ci benn école élémentaire bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bii di Ourossogui te bile école élémentaire nag lu tollook ñetti téeméeri ak juróom fukki ndongo ñoo fay jàngee te ab jàngalekat bu jigéen moom moo ko fa njëkk am te nañu ay fan mu saafonteeg ay nit te xamuñu woon ni jot na ci jàngoro jile te moom sax jotoon naa wàll juróomi jàngalekat yëf yi saa su ne mu ngi gën di yokk ndaxte waa ministère daal nañ xamal ni jot nañu lu tollook juróomi cas yu yees yi nga xam ne ñëw na dolleeku ci yi nga xam ne ñoo fi jotoon a am mbir mi nag bu ñu moyul mën naa dem ba ëppi loxo ndaxte askan wi nga xam ne ñoo fi yeewoo daanaka yitteeluñu benn yoon lii nga xam ne moom mooy solu masque te bàyyiwuñu ba tey di joxe loxo ba tax na jamono ji ñuy àddu bi coronavirus duggee ci dëkk bi ba tey juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñoo ko fa jot a am ñett daldi ci faat jamono ji ni ñaar fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo nekk ci bërëbu fajukaay mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM.
Abdourahmane Diène ñu jógee foofule ca Matam nga xam ne yéen ñuy dellu ci 98.4 dellu si Ndakaaru ngeen ñuy teewlu ci 98.5 rawatina ca banlieue ba nag foofu la nag dégte yi nga xam ne moo jugee ci ministère de l'intérieur jëm ci ñu gën a daal sàmmonteeg lépp lu jëm ci mesures yi nga xam ne mooy tax ba ñu xeex mbas mi daal dafa mel ne ñu ngi koy jëfee bu baax a baax donte sax fête yi nga xam ne mooy fête d'année jege na fa bu baax a baax El Hadj Moussa Thiam. ñoo ngi fii ci rue des Niayes feggoog pharmacie nouvelle foofee ca Pikine rue 10 fii nag daanaka oto yu bëri nga xam ne ay njëgañdaay lañu fi la ñuy jëlee seen départ pour wutali Ndakaaru fii nag li jëm ci wàllu respect geste barrières yi dañ ko matal ba mu mat sëkk ci kàddu yu tukkee ci Bassirou Thioune bi nga xam ni moo di chef de garage bi. gars yi bu ñu xëyee clients yi oto bu yëpp na leen boo leen yégee da ngeen jënd max quoi ku nekk boo yégee da nga tax sa max parce que loolu c'est obligatoire quoi garage bu ne lépp am ci loolu quoi client nañ leen di ñaax nag am ñoo xam ne dañoo heure boobu mais bu la waxee jëlal masque boo mayee bu la gars yi jàppee aussi ñoo ko suñu nekk si benn jaaykatu masque ca peggu wala taalub mégaphone am nag jamono ji nag ay mbiram dox na lool. mesure yu bees yi jëm ci tere lépp luy xumbeel ak itamit dajaloo daanaka dafa ñëw ca buntu fête de fin d'année yi rawatina nag li jëm ci wàllu Noël bi nga xam ne nag chrétien yi dañuy feete bisu wile Robert Eli Diop bi nga xam ne nag ab chrétien la nekk ca Pikine Massi Zeng moom ak njabootam dañ daan feete Noël ak xumbite gu yaatu waaye ren ji mel na ni rek mbir mi boo mooy daal dañ koy yolomal. def ko ci dal bu mbaay ak mu mbaay yooyu par rapport ak feebar bi am xam naa ne moo tax du mën a nekk lool mais dinañ ko feete ci dal màggal ko ci kaw ni nga xam ne noonu la ñu ko jàngu gi suñu ndey jàngu bi digle. moomee sax rax ci dolli moo ngi ciy teg ni daal li jëm ci wàllu dajaloo jëm ci mees yi wala sax la ca aju ñoo ngi wekku daal ci li nga xam ni moo di décision buy tukkee ci seeni njiit yi. ñu ngi déglu disposition maanaam matuwaay yi nga xam ne moom la njiit yi jël évêque yi jël ñoo daal di topp ci matuwaay yooyu. bu nekkee Tabaski daam xaram nag daanaka daal lu ñuy jëfandikoo ci wàllu ganaar bari na lool ci feetu fin d'année yi jaaykatu ganaar bi la nekk ci marché Zeng moomee jàpp ni daal xelam dalagul ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu nu ñu nar a jaayee. liggéey bi moom gàllankoor gi moom yàgg na. waaw mais nag sant yàlla rek. yàlla baax kenn ku ne boo xëyee li nga war a jot di nga ci jot moom. El Hadj Moussa Thiam mën joti xibaar yi fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. El Hadj Moussa Thiam ñu wax ba tey ci wàllu feetu Noël beek mbas mi ci jamono ji nga xam ne mi ngi wëy di law ci suñu réew fële ca Ndar géej nag daal li leen métti mooy daal nañu ko préparé woon daal nar kaa feete Noël boobu la daal duñu ko mën ndax dégte yi nga xam ne moo bawoo ci ministère bi daal tere yenn dajaloo yee ko mbumbaay ci yenn bërëb yi nekk ci foofule ak fépp ci Sénégal Yves Tendeng. mbas mi di covid-19 a ngi wéy di tere nelaw ñu bëri ci askan wi rawatina ñii di chrétien yi nga xamee ni daañu feete Noël ren jile ci biir seeni kër muy mbir bu agsi ginnaaw arrêté bi nga xamee ni kii di jëwriñ gi ñu dënk kaarange bi réew mi jël na ko ngir tere lépp luy mbumbaay mu nar a metti lool ci chrétien yi bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Paul Sagna. waaw fête bi du mel comme avant parce que dañu am habitude soo jógee mees da nga dem ànd ak sa xarit yi dem kër ba kër wétalukaay wétalu nit ñi waxtaan nit ñi partager lu bëri tofu foo kaaf xawaare yi xam naa yu bëri nañu wàññeeku waa mais lu may ñaan jeune catholique nañu ñaalante booloo doon benn afin que feebar bi génn fii. waaye kii di René Tening Faye moom mu ngi sant yàlla ginnaaw bi nga xamee ni feetu Noël daañu ko mën a màggal ci biir jàngu yi. ren 2020 am na suñu xew yu bëri yoo xamante ni dañ ko daan célébrer suñu jàngu yi mais mënuñu ko woon def ndax coronavirus bi fi nekkoon te jàngu yëpp tëjoon pour bañ feebar bi di law. ñi ngi sant yàlla bu baax ndegem Noël bi ku nekk mën nga dem sa jàngu nga ñaan fa yàlla feete fa sa Noël te di sóoraale di bàyyi xel tamit geste barrière yi. beneen ndaw chrétien bi le te bokk ci paroisse Notre-Dame de Lourdes bu Soor moom mu ngi ñaax rek nguur gi rawatina jëwriñ gi ñu dënk kaarange bi réew mi ngir mu xoolaat bu baax a baax arrêté bi mu génnee te leeral ko ba mu gën a leer. ministère de l'intérieur ba muy tere dajaloo ci ay salle de spectacle wala milieu public il faut que tam mu sóoraale que puisque ñu ngi ci wàllum Noël di waajal aussi ay communion ak mariage. kon sóoraale ne que ñay dajaloo ci salle dans le cadre de ces festivités nekkul ne spectacle. ren ji naam feetu Noël daañu ko mën a màggal ci biir jàngu yi waaye li nga xam ne ni mooy xumbute ak i mumbaay bi ci doon ànd daanaka dina manqué lool ñii di chrétien yu biir réew mi ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM.
bawoo ca ndax géej jàll su fii ci Ndakaaru des ak mesures yooyu nga xam ne moom la ministre bi ñu dénk wàllu biir réew mi di Antoine Diome Abdoulaye jël Antoine Félix jëmale ci wàllu xeex mbas mi tere na ni nga ko waxee lépp lu jëm ci wàllu dajaloo ak mbumbaay jëmale ci yenn bërëb yi tere na yi daal nit ñi di dajaloo ci yenn bërëb yi ngir amal li nga xam ne mooy tàggat yaram ñi cay yëngu nag fi mu toll ni daal loolu métti leen bu baax a baax nee nañ nag li des ci saison bi daal dañuy soññ kilifa yi ñu fexe daal ba ñu amal li ñu duppee huis clos maanaam daal ñu ñëw ci stade yi ñoom joueurs yi ak bépp discipline bu mën a nekk wante daal askan wi di supporter yi duñ ko teewee Odile Minkilaan dogal gi nga xamante ne jëwriñ di ñu dénk biir réew mi daal dina ko jël tere lépp luy ndaje ci terrain yi ñuy tàggatoo merloo na ñu bëri ñi ciy yëngu ki nga xamante ne nag moom la ñu jiital ci syndicat entraîneur yu football bi ci Sénégal mu ngi ñaawlu lu ni mel teg ci nag di wax ni bile mesure dina jur ay gàllankoor yu bëri ci ñi di tàggat yaram Badara Sarr. mooy comme ku yore woon liggéeyam rek nga ko da ngay bàyyi liggéey bi parce que feebar dafa nekk tey soo dee xool Sénégal activité reprendre na ba mu des en fait sport bi. ba pare tey jii dëkk yëpp dëkk yoo xamante ni mbas mi foofu la ëppee que Sénégal mais ñooñu ba léegi ñu ngi jouer seeni compétition donc tey jii mënuñu ne Sénégal dafa war a toog xaar donc loolu wax nañ si bu yàgg léegi nag tey. mu ngi doo gis nañ ni que li ñu doon wax ñun amoon na solo lool parce que suñ ko toppee nii day te xamuñu kañ la fi mbas bi di jóge donc mooy sport bi si boppam mooy mujj dee loolu nag day nekk catastrophe parce que tey soo dee xool lu mat 5000 personnes minimum ñu ngi dund si football bi fii ak des milliers encore ay xale yoo xamante ni ñu ngi yaakaar nekk ay footballeur. ki ñu toftal ci njiital fédération sénégalaise bu judo moom it lu ni mel la wax moom sax mu ngi yokk di ñu xamal solo bi tàggat yaram am Nafissatou Gueye. problème bi mooy nit ñi dañ ne Covid amul loolu du sport bi moo ko indi est-ce que taux bi yéeg nombre positif yi am est-ce que ci sport bi la jógee il faut ñu xam loolu fu mu jógee ñu door koy mën a xeex waaye du ñu ñëw rek nga ne duñu sport mais na xale yi dem jàngi na mag ñi dem université na ñuy ngénte na ñuy mariage na ñuy yéen toog leen fële li ñuy def dafa am solo buñ ñu ko xeebal du foodee foowuñu tàggat yaram du foow dafa am ñoo xam ne seen liggéey la ba pare mu ñuy tàggat xel ak yaramu xale yi kon nag ñun dañu war a fay di ñu fay ak di ñu fayaat. faaw nag ñu teg ab protocole sanitaire ngir mën a sauver saison bi du samay kàddu waaye yu Badara Sarr ak Nafissatou Gueye. li am solo ba am solo te mooy autorités yi nga xamante ni ñooy def football bi dem wax ak ministère de la santé ak état bi daal leen di defal seen proposition protocole bu ñu soxla parce que tey équipe yi ñu ngi joué ay coupe CAF Ligue des champions tournoi UFOA organisé woon nañ ko fi mais ñu adopté même protocole boobu même championnat bi nga xamante ni tey les jours yëpp soit seen entraînement yi toujours ñu def prise de température ba nga xamante ni tey suñu gisee kenn koo xam ne température am xaw na am excès ñu isolé ko doo ko defal test mais ñeneen ñi continuer seen i entraînement donc loolu wax nañ ko su match jotee aussi ñu def la même chose. ñoom ministère de l'intérieur mënoon nañu sukkandiku ci ñun li ñuy def parce que xale bi nga xam ne yar nga ko xale bi dafa war a set wecc balaa muy ñëw judo man sama saal kenn du fa indi kimono bu tilim kenn du tilim ñëw ci sama saal nga ne da ngay judo léegi suñu fédération internationale tamit def benn protocole boo xam ne booy dem compétition da ngay def ñaari test Covid à 5 jours d'écart ñaar yëpp war a négatif ñun suñu gaynde yu judo lundi incha allah dañuy dem Madagascar pour def championnat d'Afrique mais ñun bu ñu tàggatawul bu demee foofu mbaa du ñu fobee rek di te ñibbisi. gannaaw juróom-benni weer yi nga xamante ne toog nañ ko te tàggatuwuñu li ko waxal di coronavirus bi activité sportive yi daal dinañu sóobuwaat ci guddi gu gët setagul. Odile Minkilaan ñu wax jëmale ci wàllu politique ak daal li ñu nemmeeku ci langue bi ak ñenn ñi nga xam ne fi mu toll nii ñu ngi lënkaloo loolu yëpp daal jëmale ci wàllu élection locale yi njàngat beeg ki nga xam ne mooy professeur Moussa Diaw ñu déglu ko ak Babacar Samb. oui coppite il faut que ma am si parce que comme président Sall dafa récupérer ay kàngam ñu nekkoon ci opposition bi muy Idrissa Seck ak Omar Sarr ñu ci nekk yore seen parti te am nañu base te élection yi yu ñëw yi di élection yu am solo la enjeu bi dafa important parce que day préparer yeneen élection yu mag yu ci topp donc gis nañu ni loolu nag bu mu leen jëlee ci opposition bi loolu dafa changer donne bi dafa changer rapport de force yi parce que moo tax
Khalifa Sall ak Ousmane Sonko daal di bëgg a doole dajale seen doole daal di taxaw organiser wu parce que ñoom xam nañu enjeu bu nekk bi surtout ci Dakar ak Thiès enjeu yu am importance la pour préparer élection yi ciy topp yi loolu moo tax nag ñoom ñu dajale daal di nekk def seen pôle ñu ngi waxtaan seen biir seet nan nañuy renforcer seen force nañ koy renforcer daal di gën a dëgër ci lu opposition bi su fekkee ne am na peut-être ñeneen ñi leen di fekk si daañu ñëw parce que loolu nag mooy indi réorganisation ou configuration ou pays ci l'opposition ñu penser aussi au PDS PDS parti bu mag la même si su fekkee ne sax am na problème ci leadership parce que président secrétaire national de l'ancien président bi Ablaye Wade doomam la yaakaar ne moo bëggoon ñëw moo war a gite xeex bi waaye nag loolu ñu ngi koy xaar ba de toute façon mu ñëw wala bañ ñëw PDS il faut que mu réorganiser wu su gisee ñële daal di organiser constituer benn pôle bu dëgër daal di préparer ni ñuy sooboo ci xeex ba pour yeneen élection locale yi ñoom il faut que ñu def dara il faut que ñu réorganiser seetaat seen taxawaay parce que parti bu rëy la et loolu nag day wane ni paysage bi politique bi mu ngi changer rapport de force yi mu ngi changer te il faut que ku si nekk parti bu ci nekk surtout parti yu mag yi daal di organiser wu daal di mën a dugg ci nag ci compétition bu nga xam ne day ñëw. Sud FM ganu bés bi. tey jii ci gaaw gi nag ki ñuy dalal mooy Libaas Ba jiite kuréel bi nga xam ne mooy toppatoo ci mim réew lépp lu jëm ci wàllu coppite jëmale ci wàllu jaww ji li ko waral nag mooy ndaje bu mag bi nga xam ne moom la mbootaayu xeet di ONU ak Grande-Bretagne di amal tey jile jëmale ci wàll wi Sénégal nag moom it daal decu ca gannaaw ndax daal mi ngi wuti ay koppar ngir lépp loo xam ne daal dafa tukkee ci loolu le mu mun ko dékku ndax Sénégal mi ngi wut fi mu toll ni li tolloog fukki milliards ak ñett ci kopparu CFA ñu déglu Libaas Ba ci jokkoom ak soxna Mame Diarra Da Silva. ñu ngi ak Libaas Ba moom moo jiite comité national changement climatique Libaas Ba tey ONU ak gouvernement britannique di waxtaanee li jëm ci wàllu climat bi mu coïncider nag ak 5e anniversaire accord de Paris Sénégal lu mu mën a xaar ci bile ndaje. Grande-Bretagne nekk na dëkk boo xamante ne moo waroon abriter COP 26 maanaam assemblée générale bi wax ci changement climatique ci tàngaayu jaww ji ci àdduna bi comme ni mu koy defee ci at bu nekk ndaje boobu ñu def lu dul jéem a waxtaan ba accord de Paris yi nga xamante ne signé woon nañ ko ba mu entrer en vigueur depuis Marrakech bi passé ñu jéem a xool yan jéego lañ ci mën a def ngir xeex yàqu-yàqu changement climatique yi muy indi ci dëkk yi Sénégal nag mën na ci am yaakaar bu bëri ndax Sénégal tëral na ay tëralin yu bëri ak ay projets yu bëri yoo xamante ne bu amee financement bi nga xamante ne moom lañ ci séentu moom lañ ci xayma dina nekk loo xamante ne dina ko dimbali trop ci xeex bi muy xeex ci changement climatique loolu daal mooy li nga xamante ne mën nañ ko séentu ci sommet boobu. alors ci wàllu climat bi tolluwaay bi fii ci mim réew lan la. waaw li jëm ci maanaam li ñuy wax climat maanaam jaww ji tàngaay jaww ji fu mu toll ci Sénégal waaw climat moom boo ko posé rek da ngay poser problématique développement mais particulièrement ci aspect atténuation ak aspect vulnérabilité ak résilience kon situation climat au Sénégal nekk na loo xamante ne lu soxal nit ñi la lu soxal njiit yi la lu soxal ñëpp la donc nekk na loo xamante ne mun naa ne ñëpp ñu ngi ci liggéey ngir Sénégal mën a supporter li nga xamante ne coppite climat bi mu ngi koy indi ci dëkk bi mais ci dëkk yëpp tamit. Libaas Ba scientifique yu bëri tamit jàpp ne wàllu tàngoor bi dina gën a tar fi mu toll nii ci suuf si li ni mel nag jaaxal ñu bëri ndax Sénégal jël na ay matuwaay ngir jàmmarloo ak li ni mel. waaw Sénégal di suñu seetee ba seet dooleem may ko mu mënal boppam ci lu jëm ci li nga xamante ne tàngaayu jaww ji mën nañ ko misaalee noonu dina ci mën dara waaye nag am na ay projet ak ay programme yu mu tëral yoo xamante ne bu ñu amee financement ni mu waree dina mën a jàkkaarloo ak tàngaayu jaww ji ba daan ko mën nañ ko waxe noonu ndax
loo gis rek problème boo gis rek boo déployer moyens yi nga xamante ne daf lay permettre nga daan ko rek da nga koy daan kon Sénégal daal tëral na ay tëralin yoo xamante ne buñ ko doxalee dina mën a daan tàngaay jaww ji bi nga xamante ne dafay am lu bari lu muy yàq ci Sénégal. tey yan défi la Sénégal war a relever jëm ci wàllu changement climatique. waaw défi Sénégal yi nga xamante ne mu ngi koy jànkonteel ci changement climatique am na téere boo xamante ne defar nañ ko ba teg mooy di CDN mooy téere bi nga xamante ne kàngaam Sénégal yi ci changement climatique ñoo ko xalaat ay mën naa ne ay ati at ba bind ko contribution déterminée au niveau national la tudd ci téere boobu défi yi Sénégal di jànkonteel yépp tënk nañ ko foofu wax nañu lan la ñu mën a ci suñu doole ngir xeex changement climatique wax nañ ci tamit ci biir lan lañu li nga xamante ne suñu amee ay moyens yu jóge feneen dinañu mën a dimbali ba ñu daan changement climatique téere boobu daal daf ko tënk waaye du moom rek am na ay yeneen téere benn wala ñaar benn bi bu jëm ci fonds vert climat yeneen yi dañuy jëm ci yeneen fonds yi waaye daal Sénégal daal tënk nañu ci ay téere li nga xamante ne buñ ko defee changement climatique bu ñu sonale tamit du doon lu méttee métti. ñu ngi woon ak Libaas Ba di fàttali ne moom moo jiite comité national changement climatique. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché, et bien plus encore. Ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre Wax Sa Xalaat. Mënatuma noppi di ko wéy, mënatuma wéet te xel mi du dem ci moom. salaamaaleykum daleen ak jàmm ci seen jotaayu wax sa xalaat ñu leen koy dégtal saa su ne tey ji nag mooy samedi di gaawu kenn tënku leen naan kàddu yi rafet daal ñëpp mën saa jëriñoo ñu leen di xaar ci 88 628 98 98 Alioune Badara Socé lañ ciy àndal moo ne ci xarale gi asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si ñu ngi ziar. ñu ngi delloo ziar sëñ bi. di Mamor Dia Padoa la. waa kay Mamor ñu ngi lay nuyu. di siyaare bu baax sama njëtti ustaas yi foofu di leen ñaan gudd fan ak wér ak xéewal ak ndam yu yaatu yàlla leen ko yàlla defal te ñu yokk ñaan yi bu baax parce que mbas mi ngi fi jógeegu fi kaay yi ku ne xam na ne mi ngi yokku mais yàlla na ko yàlla gën a delloo gannaaw ñun jullit moo amuñu benn ngànnaay bu dul ñaan kër docteur yi digle yi nga xam ne def nañ ko ne ci askan wi tënku ca parce que yéene def ndax ñun lañu àndal ñun lañ bañ ñu feebar ñun lañ bañ suñu njaboot feebar kon nañ ñëpp déglu lu ñuy def di yor suñu masque fu ñu jëm di ko jox suñu gone aar ci suñu bopp koo seen mu jàkkaaroo yaakaar da ko yoroo sa masque boobaa da ngeen rombante dem ci jàmm ak salaam kenn du ko ca wàll sa morom su loolu jàllee ñi ngi remercier bu baax Mahmoud Sall ci ànd gi nga xam ne mi ngi ci wetu njiitu réew mi ak nome gi mu ko demee def ko directeur cabinet parce que yaakaar naa Mahmoud Sall képp koy xam njiitu réew mi moo la gën a xam ndax yàgg naa ak moom ba mu nekk ak moom booba kenn nekkut ak moom kon boog képp ku ciy wax da nga cee war ko loo xam maam may ñang Mahmoud Sall bàyyam la te président it bu fekkee da ngaa nekk kilifa bu tànnee ba noppi warut a teg ay kàddu boo ci tegee leneen looy wax di ko indil coow rek yaa ko yëpp dafa yëpp jiitu réew mi moo tax li mu def mu def ko mais wër sa tàdd Mahmoud Sall def ko directeur cabinet mu naan jàng naag jàngut ak moom fu mu toj maa mbay ñang fan la toj ne la jënd sa 25 milliards yi joxe ko moo gën muy tàkke Mahmoud Sall bàyyi ma yàgg naag jiitu réew mi xam na ko bu baax président moo la gën a xam kuy Mahmoud Sall xam ne lu mën xam ne lu mën gone bu dee buñ ko dénkam réew mu dend ak mag ci wetam mag mu baax mu mel man Mahmoud Sall mu nommé ko dara dafa bëgg mu koy xelal di ko jàppale ci yenn yi kon wërta am benn kaddu bu mu yëkkati di ko ci teg moom barki démb la ñëw ci parti bi fekk na ci Mahmoud Sall
nañu bàyyi fekk ay nit yu ànd démb ak barki démb nga ñëw yow ñu xajal la nga dugg nga di indi ay wax parce que wax ji du doon du yem ci Mamadou Sall ci président dong lañ koy tuur kilifa bu ànd ak moom lépp lu ko indi la waroo koo def moom dafa yëpp askan wi yëpp président moo tax mu def mais nag tey gi mu ci ñaan nag ñuy réew mi. waaw sëñ Mamor merci waaw ki nga doon tudd noonu puis sa teewu fi te du mun a tontu joxe na. ka wax la toogoon di wax. politique la il faut ñu tudd ko. waaw joxe na xalaatam nga joxe sa xalaat teew ah nit ku baax du tooñ Mame Mbaye Niang du dara merci. ñu sant ko gërëm ko Mamor Diam fàttali nekk ne mun ngeen indi seen i xalaat waaye bañ di tudd ay tur yoo xam ne duñ leen mun a woo ngir ñu layol seen bopp. fu mu toll nii waaleykum salaam. soxna si maa lay ziar. delloo ziar gu wër sëriñ bi. Bàcc si laa tudd Kër Madaro. waa kay ñu ngi lay nuyu. waaw man de sama intervention maa koy njëkk a commencé ci waa Sénélec. dafa am benn centrale bu ñu def fii ci Kër Madaro wax dëgg yàlla li ñuy tuddee RSE responsabilité sociétale dans l'entreprise ñu ngi participer bu baax ci CMU Kër Madaro wax dëgg yàlla. équipé nañu saalu prof yi may nañu imprimante. defar nañ fi fontaine te nee nañ su bâtiment yi pare dinañ ko électrifier loolu ñu leen ci sant leen gërëm beneen bi ci topp soxna si waa conseil départemental bu Thiès le président Yankhoba Diattara Diéry dañoo ñëw fii dig ñu fi ñaari salle de classe ak benn salle informatique depuis daaw ba ren nag maa ngi leen koy laaj ci rajo bii chaque jour ma ni salle ba commencé waaye nag wax dëgg yàlla commencé na ñëw móol bërki démb man nag ci móol lañ toll saa dinaa ko wax bu ñu fondement yi dinaa ko wax bu paree dinaa ko wax kon pour le moment ñu ngi gërëmagul waa conseil départemental bu Thiès ci njiital Yankhoba Diattara loolu moom wax dëgg yàlla c'est acquis pour le moment. beneen bi may daanale damay wax tuuti ci wàllu politique rek waxtu autour à péage Dakar Diamniadio soxna si coow li bari na de ñi naan contrat bi ni ko signé baaxul te man li ma jaaxal mooy Ousmane Sonko bépp contrat bu ñu mos a wax ci réew mi ñu ne am na ci def na ci gëstu def na ci rapport def na ci conférence de presse mais gis nga bii depuis daaw ba ren maa ngi naan leen du ci wax kenn du ci wax de te xam naa li tax du ci wax ñi moom ak ñi mu àndal nañu wax sénégalais lu tax mbirum contrat bi lan la ci Ousmane Sonko am ba du wax wasalaam. Bàcc 6 di xaar yéen seen xalaat ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waa kay sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. Idi la nga def man la Alaaji Saasi bu jëlee wooyee ci xombol. waa kay ñu ngi lay nuyu Saasi. di nuyu Bàcc 6 moomu génn léegi di nuyu soppeek am di jàmm yëpp. yow daal li ma jaaxal rek mooy réew mi man daal comportement yenn Sénégalais yi moo ma jaaxal. Idil man daal yenn comportement yi moo ma jaaxal. yow jàngoro ji ne ci àdduna bi di ko lëmbee ñu ne la na nga gàddu am masque ndax nga mucc musal sa morom nga lànk te booy génn sol aw dàll wu masque ñaar fukk la jar wala ñeent fukk boo xëyee di nga sol daal sol yéeri te li ngay sol lépp moo gën a cher masque ñu lànk rek bëgg a indi ci réew mi mbabbu kumba may ñaan le ministre de l'intérieur na génn avec toute sa rigueur mu faj lii ci mbedd mi ak ci dëkk bi ku toog sa kër nag loolu nekk def mais mbedd mi ku ci génn wala marché nga ràngoo masque di gërëm nag ku ñuy wax Mayacine Camara ministre la bu yor ci wàllu réseau ferroviaire tey fii la ñëw ci Sud FM tey wax ju leer naññ wax ju leer la fi Mayacine Camara waxi dëgg waxi fula ñu ne dañ koy ñaanal yàlla ndax nit dina am yéene mais yàlla ay mottali Mayacine Camara ñu ngi lay ñaanal yàlla te yéene yàlla na àgg ci semaine de fer ba autorail bi tawaat fépp fu gaar bi àggoon nag na ngeen ko fa bàyyi bu fekkente ne yokkuwul moom bu leen ko wàññi moom wasalaam jërëjëf. ñu sant ko saa si mbub doon wootee ci xombal xaar keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Mbaykat moo di jaar fii si Dakar. ok ñu ngi lay nuyu di xaar sa man de sama wax yi de mooy sama waxi tey rek maanaam 3e mandat bi Macky Sall di yóotu ak di ko yoot te partisan yi waa APR ne bu ko gën tudd bu ko gën wax bu ñu sonal 3e mandat jotagul. mais 3 ans si des ñetti at si des yàlla am koy fekkee nag ñetti at si des ma bëgg nit ñi def benn front contre 3e mandat léegi parce que man kenn du ma nelawal kenn du ma drogué ma nelaw damay vigilant ba booba xam nga fraudeur bëggul kuy fuy ne man damay fuy ne parce que ku def ay njuuj njaaj ba am 2e mandat bëgg def 3e mandat lu ëpp nag tuuru il faut ñu wax ko te dee élection 2e mandat bi njuuj njaajo ko lal te boo seetloo en Afrique dañuy njuuj njaaj ko daal di woote dialogue loolay xew Côte d'Ivoire loolay xew Guinée Conakry yaa ngi koy dëgg allo. yow li ñuy teewlu waa sëñ bi ñu lay teewlu waa. ba pare bi ci des mooy suñu institution yi nga xam ñoo contrôle bay IGE OFNAC SYNPICS ak yooyu
ni ko Walfadjri bindee tey dafa mel ni ñooñu dañ leen yebal pour opposant rek parce que bu fekkee dañ épinglé ku bokk APR mbaa coalition Benno Tas Yaakaar bi ñu ko poursuivre le procureur classe 17 dossiers jox nañ ko procureur amul suite pourquoi le procureur même si classe dafa war a expliquer loolu daal laa wax ni c'est une situation boo xam ne il faut expliquer ko et puis boo xoolee dans notre pays situation des droits de l'homme situation de la corruption le Sénégal est toujours dans les mauvais classements ñu kan lañ classement bu baax droit de l'homme baaxul seen mbokk moomu doon animé Ndiaye Sud FM fii dem couvrir élection yi policier bëgg ko pamte le droit de l'homme la ñu ngi lii fii ndax tax couvre-feu den dóor bëccëg tax droit de l'homme la est-ce que policier am na droit dooraate corruption bi moom waxi noppi parti bu fi jaar da ngay jënd corrompre ni jënd ay voix de achat de conscience di neexale ñu lay woteel corruption bi fi jóg parce que kii falu corruption lay faloo jërëjëf. ñu sant ko yéen a ngi ci seen jotaay yu wax sa xalaat ci 88 628 98 98 ñu xaar keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si. waaw. na ngeen def waay. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi fi. man la Chérif. ok ñu ngi lay fay Chérif. waaw maa ngi leen di nuyu waa Sénégal yëpp. maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala allah azza wa jal mu aar Sénégal aar Amérique aar adduna bi yëpp. man dama bëggoon wax leen rek di fàttali président Macky Sall ak Babacar Diagne moom nekkoon na ambassadeur fii ci Amérique moom gis na jeunesse bi lan moo leen dal ci entertainment xam na bu baax li may wax donc Sénégal war nañu jël seen précaution bu baax a baax ci téléfilm yi film yi ñuy dawal Sénégal parce que jeunesse Amérique tey lu ko yàq moom moo nekk drogue sexe ak l'argent sale te loolu gis naa mi ngi raam jëmale ci suñu réew bu ñu bàyyee ces producteurs véreux là façon film bu leen neex ñu dawal ko ñu teg ko ci ne waaw YouTube rek lay daw du daw ci télé Sénégal yi mais Sénégal lañ koy dawale te YouTube nañu dem fii ak 10 ans 15 ans kenn dootul jënd ci internet kon suñu doom yi dañuy am accès ci loolu mieux vaut prévenir que guérir réew yi nga xam ni ki yëpp dañu aar seeni ndaw dañu jël ay précaution day yu bare du ñu daw seen réew yi du ñu nangu ko fa dawal suñu jigéen ñi suñu sisters and brothers yi ñuy jël def leen comme ay product ay marchandise Macky Sall ni mu aaree doomam yu jigéen yi noonu la war a aaree doomu Sénégal yi noonu la war a aaree doomu góor yi Sénégal yi tamit Babacar Diagne de même ni ñu aaree seen doom yi ba indécence du leen laal noonu la war a aaree doomu sénégalais yëpp ba amul benn jigéen buy futteeku di jouer film Sénégal loolu dafa war a dakk léegi du ñu xaar naan ñi ngi xaar nangam ak nangam dégg naa Babacar Diagne ñi ngi jënd ay loi pour yóbbu ko assemblée digga ñu ngi naan jërëjëf na continuer loi yooyu ñu arrêté yooyu parce que ces producteurs là te gis nga góor jigéen Amérique depuis 100 ans ñu ngi koy xeex pour bu mu dugg fii duñ koy légaliser fii sax yëguñ ko 100 ans ñu ngi koy xeex di ñuy dugg ci fii yëguñu ko te gis nañu téléfilm yooyu ñu ngi ko ciy dugal di ko ci rax ay organisation ñi ngi dawal ay joxe ay publicité di ko sol suñu bopp doom yi tôt ou tard dinañ fa lépp lu ñu bëgg a dugal dinañ ko dugal Sénégal ci seen téléfilm yooyu na ngeen def précaution bu baax a baax suñu doom yi bu ñu bëggee développement il faut ñu aar leen d'abord bu ñu leen aaree ba ñu aaru ba pare lépp lu ñu bëgg dinañ mën a développer mais bu ñu leen yóbboo ci drogue ak nekk star ak sexe dara duñ ko am fii de 5 ans duñu mën a développer parce que day fekk ni seen cerveau yi c'est pourri. sant nañ ko moom moomu la Chérif doon wootee ca États-Unis ñu xaar keneen ci seen jotaay yu wax sa xalaat asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi nuyu grand socé mi nekk ci antenne bi ak yow ak waa Sud FM yëpp. ñu ngi lay fay. man la seen frère man américain maa ngi ci panel bi ci rajo bi di wax ni gis nga affaire coronavirus bi nekk na loo xamante ni
dafa dem ba mu yàgg sax ñëpp xam nañu politique da cee duggaale parce que la ma doon wax laay waxaat parce que mondial bi adduna bi dañu gis ni nit ñi dañoo xaw a bëri ci li tubaab bi wax ñu ni léegi il faut ñu xool naka lañ koy mën a wàññ 2015 waxoon naa ko fi ci rajo bi léegi nag seen virus bi nee nañ benn dëkk bu ñu naan Wuhan ca Chine lañ ko defar woon 2013 ñu génn ko léegi affaire bi musul am Sénégal kon tey jii lan moo ko importé bu dugal ko Sénégal tey jii ba nit ñi di ci coow beneen bi Macky Sall dafa ànd ak tubaab bi ci benn affaire moo nga xamante ni mooy lépp luñ ko wax da koy def semaine prochaine dana jéem a def couvre-feu dana tëj dëkk bi beneen bi piqûre yi egsi na Ndakaaru mais waxaguñu ko ci kaw pour nit ñi dégg ko mais ñi ngi ñaan médecins yi fi nekk ak docteurs yi hôpitaux yi ngir yàlla ak yonent bi vaccin yooyu bu ñu ko jéem a piqûre benn doomu aadama parce que kenn xamul lan moo nekk ci biir États-Unis bi ñu nekk am na ci ñu fi nekk ñoo xamante ne d'accord ñu ci ànduñu ci te nee nañ duñu ko piqûre parce que xamuñu lan moo ci nekk mënuñu ko defal ci quelques mois tey ji ñu bëgg a taxaw ni day faj virus ba pare bëgg la ko piqûre ëllëg yow mën ngaa am tension wala nga am leneen ak leneen mu jur leneen loo xamante ne daf lay effect bu foo toll da ngay crise ak yeneen ñun gëmuñu ko Macky Sall bu mu ko dugal ci réew ma ngir yàlla ak yonent bi ñun ñëpp ñoo war a taxaw xeex ko génn def manifesté wu daal ni li nga xamante ne Bill Gates ak ñi mu ànd ak ñoo ko créé pour indi ko Afrique pour jéem a wàññi population Afrique nañ ko xeex mu dellu gannaaw ngir yàlla ak yonent bi ñu ngi leen koy ñaan Sénégalais ñi ngi takk ay masque Sénégalais respecté nañ lépp loo xamante état bi wax na ko mais mënuñu d'accord na ñu duñu tëj amuñu xaalis duñu joxe dépense duñu lekk duñu naan pare nga bëgg indi ay piqûre ñu ko duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg na ñëpp taxaw ñu xeex ko ñu bàyyi affaire yi particulier affaire yi parparloo. ñu sant ko maar doon wootee fële ca l'Amérique ñu xaar leen ci 88 628 98 98 dafa mel ne am na ku nekk ci ligne bi waaleykum salaam. na ngeen def ay soxna si. ñoo ngi fi alhamdulilah. ma lay siyaare bu baax. delloo ziar bu wér. ma ne li ma doon wax. mooy noo tudd sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd Matar Diop di wootee Pikine Tali bu mag. ok dama doon wax leen ci affaire deuxième mandat bi ñuy wax. xam nga deuxième kii bi deuxième kii xaw ma troisième mandat la xaw ma xam nga moom comme waa ji waxoon na ki jiite réew mi waxoon na ci ne moom du ko def waaw léegi lu tax mu waxoon ci ne du ko def te léegi nit ñi di ko laajee rek xanaa ñoom ñoo bëgg mu wax ci te it bu ci waxaatoon defe naa ne est-ce que ñii daañu ko gëm ñaareel ba itam leneen li ma ci xaw a jaaxal moom ku bàyyi gouvernement bi dem ci opposition bi nangul ko lam bañoon démb ku bàyyi opposition bi dem ci gouvernement bi nangul ko lam bañoon démb bon ñetteel bi itam ñiy téléphoné itam am na ci ñoo xam ne nii li ñu wax man xaw na ma jaaxal ndax am na ci koo xam ne dégg naa keroog mu téléphoné ne Serigne Mbaye Thiam waru woon a wax ne ndox mi mënagul a am waaye léegi dañoo bëgg Serigne Mbaye Thiam mag mu toll ni moom di jullit wax lu mu xamul ku dëkk xombal ma ko wax xamul loolu rafetul Serigne Mbaye Thiam li mu def rek la li nga xam ne gis na ko wax troisièmement ñi nekk Amérique wala France wala Guinée Bissau wala Gambie parce que ñëpp a yem dañoo tukki rek wuti xaalis li ki bëree bëri dañ naan Amérique lii fi ne buñ defee lii France lii fi ne Guinée Bissau woo lii fi ne xam nga lu baax nañu tukki te ñibbi si moo gën wala ñu xool la fa baax ñu jox nu ko waaye duñ roy Amérique de nun duñ roy Amérique duñ roy France duñ roy Guinée Bissau suñu réew mii la ñu roy nañ góorgóorlu te xam ne dina réew mi noo ko moom noo ko bokkit opposition mënu koo yàq gouvernement mënu koo yàq ndax fi mu toll koo seet kër goo dem ñii opposition lañ ñii gouvernement lañ nañu ànd waay tey wax ngir yàlla xam nga sëñ Mbaye Thiam nga ne bu mu wax loolu rafet na ci jullit asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sant nañ ko gërëm ko Matar Diop doon woote ca Pikine daa mel ni am na ku nekk ci buumu jokkoo bi asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. waaw. waaw na nga def. ñoo ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah jàmm rek. noo tudd sëñ bi. Mamadou Diop la AIBD. waaw kay yow la ñuy déglu. waaw comme foofu mu waxee rek laay commencé nit ñi nañuy wax lu ñu xam. à chaque fois que ñu dugg ci loolu di influencer nit ñi que indi ay problèmes yoo xam ni ba nga dalee déglu ñoo ñuy waree ci àll bi ba léegi li ñuy wax rek mooy état bi seen état def na lii mais mosuñoo wax population foofu ni ñuy dundee nit ñi ñooñu population bi dañuy góorgóorlu honnête di bari lu ñuy bañ comme li état bi bañ mais à chaque fois rek ñu ñëw rek di mélanger nit di gën a yàq boppi nit ñi rek di leen digal ci loo xam ne di kenn waru caa dugg nañu bàyyi réew mi mu dal nit ñi am ci seen confiance am jàmm ak salaam. loolu moo gën a rafet leneen li des mooy sant bu baax mi ki ñu dalaleen ci suba ci affaire train beeg yooyu di leen xamal itam ne fi mu nekk nii état bi na état train bi c'est très importance
train bi c'est très important mais yoonu Mbour wi commencé nañ ko pour def ko Dewa fële Sindia ba campement léegi nañ continuer ba Dakar ndax fi mu nekk nii accident yu bari il faut ñu am Dewa il faut ñu am oto yee di daw fee oto yi daw fi ndax gis nga ay Blaise Diagne ak yooyu yëpp bu jëkkan da daan am ay accident yoonu Tëngéej wi la même chose mais foofu yëpp accident amatu ci dañuy fexe ba léegi autoroute à péage yi baax na sax waaye léegi presque bu ñuy seet ne xaw na doy mais le plus important nañ defar route nationale yi oto yi ñii di jaar ne ñiy jaar ne ñu bañ a dajaloo bu ko defee léegi dinañ mën a dekkalaat commerce bi ci yoon weeg yëpp ndax nit ñi foofu la ñu jaar comme loolu ministère bi waxaan keroog ah waaw jërëjëf dagg na. sant nañ ko Mamadou Diop doon woowee ca AIBD ñu xaar keneen ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waa kay sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. soxna si ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. ñaan suñuy kàddu fekk lañ ci jàmm. amiin. di wax ñaar yëpp rek ñiy wax di wax lu ñu xam ñiy weddi di weddi lu ñu xam. soxna si. waaw yow noo tudd sëñ bi. maa ngi tudd Bawol Bawol. waaw. am na neen nuñ may dàkkale soppe Abdoul Karim Wade dama dolli ko ci walla. bu la neexee. waaw kon noonu la Bawol Bawol soppe Abdoul Karim Wade kon ñu ñëw ci waxtaan wi rek di ñaan ci réew mi jàmm di ko ñaanal Sénégal ak Sénégal ak yëpp ak ñi ko dëkkee di waxit rek ne réew mi président nee na wut na ay communicateurs yoo xam ne def na ci millions yu bari xam naa waa wax sa xalaat jot nañ seen wàll war nañ ñu cee jox ndax ñi nga xamante ne ñooy communiquer président tey mooy ñun ñi nga xam ne dañuy gis lu métti ñu di ko wax gis jafe-jafe yu nit ci réew mi ñu di ko wax gis li nga xamante ne moom la état war a def te defu ko ñu di ko wax yaakaar na ñun ñooy ndimbalal état waaye ñi nga xam ne chaque jour dañ koy wax naan ko jàppal tëjal defal par exemple li ma koy wax ne ko ay nit toogal nañ ci rajo bii naan ko tëjal nit ñi dóoral nit ñi defal nangam keroog ba muy xëy di jël décision di ci génn ña nga xam ne ñoo ko doon wax loolu ba mu jëlee décision dañ na ko ni nga def ni la na xamaat ne ay nit la yorut ay xar nit ñi ay nit lañ nañ communiquer ak ñoom di leen wax luñ mën a dégg te lii nga xamante moom la ñuy aaye ñoom kilifa yi ñu bako waaye mënoo su ko yaa ba démb anniversaire la woote woo ab musicien mu di ko way affaire gépp tasa fa di ko tàccu nit ñi war a def seen i ay gaam ak seen i kii mu taxaw aaye leen ko dafa mel ni dañu dee fët na bëgg a delloo ci ak njaam Macky Sall na xamante ne nit ñi duñu ay jaamam daf noo jiite waaye nag yàlla moo ko dogal waaye ngëneel amu fi na delloo si xelam lépp loo xam ne daf koy aaye fas yéene nañu ko cee fekk mais na ca jiitu waaye nag santaane loo xamante ne defoo ko di aaye loo xam ne yaa ngi koy def képp ku ko bëgg a dëggal ci leen rek nga ko teg noo ngi wàcc foofu suñu kàddu ba suba ak jàmm. incha allah bawol la woon ñu keneen ci ligne bi ñu déglu keneen waaw. la ñuy yem ci seen jotaayu wax sa xalaat ci tàkkusaan si ñu gërëm ñëpp ñi nga xam ne jotoon nañ dugg wax seen xalaat di jégalu ci ñi nga xam ne ñu ngi woon ci buumu jokkukaay bi te